Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la Watania TV et de Watania Hebdo, l'émission qui informe, instruit et divertit ses téléspectateurs. Nous sommes le samedi 30 janvier 2021 dans les locaux effectivement de la Watania TV à l'occasion de ce 5e épisode de Watania Hebdo. Alors, on a disputé. On a disputé la semaine dernière, Idriss Ndiaye et moi, si le mois de janvier va héberger 5 samedis ou pas. Alors la conclusion en est oui. Que ce janvier 2021 a hébergé 5 samedis. 5 dimanches et 5 vendredis. 5, les jours qui se répètent 5 fois, quoi. 5 fois. Bonjour à toi, Idriss Ndiaye. Bonjour à toi, Ashbra. Ravi de te retrouver chaque samedi ici dans nos locaux de la télévision Al Wataniya. Ravi aussi de retrouver nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent durant chaque hebdomadaire, chaque samedi, et qui sont là scotchés devant leur écran à nous attendre pour qu'on leur puisse faire passer de très bons moments. Donc, big up à ñooñu ñëpp. Et puis on s'excuse du décalage, on s'excuse des imprévus techniques et tout. Raison pour laquelle nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté. Chaque fois pour la réussite de cette émission, les personnes de bonne volonté, que ce soit financièrement ou matériellement, ils jouent. Parce que on a des imprévus techniques et tout ça. En tout cas, de belles productions, de belles émissions. En tout cas, c'est ça notre objectif, informer, instruire et divertir. Alors, dans ce numéro, nous serons en compagnie évidemment de mon confrère Idriss Ndiaye, fidèle co-présentateur, mais aussi nous aurons une découverte de la semaine qui se nomme tout simplement J-Boss, que nous remercions déjà de nous avoir soutenus à travers les préparations de Watania Hebdo. Il nous a bien soutenus, il nous a bien aidé, J-Boss. Et puis nous serons aussi en compagnie de Petit Mas, l'enfant chéri de Rosso qui sera avec nous sur ce plateau. Petit Mas, tay Idriss Ndiaye de l'homme may dara. Parce que moi je suis dina tété dina def ni parce que ñoo bokk Rosso. Mais Idriss Ndiaye xamula xamoko tay dina la rokkos ay questions nga xamné lepp deug. Alors Petit Mas est là à l'occasion de sa nouvelle vidéo Tech Some Mind. Tech Some Mind, en fait, oui, j'ai... Tech Some Mind ou le Tech Mind? Tech Mind, en fait, j'ai vu le titre et la vidéo, le teaser, sur les réseaux sociaux. Et c'est en ligne. Normalement, nous devions avoir l'exclusivité depuis 10 heures, mais puisqu'on a eu quelques imprévus techniques, la vidéo sera diffusée d'un moment à l'autre. Mais nous remercions aussi, nous allons parler en tout cas de Pathé Shop qui m'a habillé aujourd'hui ce matin. La veste, c'est la veste de chez Stéphanois, la boutique Stéphanois, mais la chemise, c'est la chemise de Pathé Shop, l'homme buzz de l'autre côté de Arafat, MC de Nour, Carrefour MC de Nour. Les natrikum arqamou, les natrikum ses photos ba'da qalil inchallah. On a aussi Esprit qui est un institut. On va aussi parler d'eux d'ici la fin de l'émission. Nous avons aussi notre rubrique d'information que vous allez découvrir et la rubrique sportive. Permettez-moi en tout cas de remercier Cherna Saout, notre ingénieur de son. Permettez-moi de remercier Mohamed, notre fidèle réalisateur et son assistant Meilil, la coordination générale et digitale Bihamessi et Rouassi, l'infatigable, l'indispensable que nous remercions infiniment. Watania Hebdo, c'est toute une famille. Et les techniciens, celui qui règle les caméras ce matin. Tafa, Raina Mselmin Ali, Nana Shakirinu, il a un seul mot Ali, parce que Tafa, Mara, Milo, quoi, des fois, de bonnes excuses. xaaral sax mu ne fi maa ngi nuyu maire bi tamit Arafat di nuyu Hawa di nuyu waa kër gi di nuyu tout le monde. di leen bëggee di leen jaajëfal bu baax a baax présentation bi gudd na. À présent on va passer. On n'a pas entendu son nom. Si Meilil fait partie de la famille. Ah oui. Donc nous allons passer à présent la vidéo de Kalz en featuring avec Leto et retour sur ce plateau dans quelques instants. C'est mon choix. Hamamala. Tout ce qu'ils t'ont pu faire, c'est te maltraiter. T'as donné ton cœur, mais bon, personne s'en fiche. Personne s'en fiche. Mais l'homme a choix. Mais l'homme a choix. Mais l'homme a choix. Mais l'homme a choix. Ma one let him la love. Mais l'homme a choix. Mais l'homme a choix. Mais l'homme a choix.
Regarde très bien les choses et ne sois pas teubé. Combien de fois on te fait du mal et tu l'as jamais. Tu n'as jamais lâché l'affaire. Maintenant que t'as plus sûr de qui que soit dans cette vie, t'en as marre à la fin. Maintenant que je suis là, t'en fais pas car je suis venu pour guérir tes blessures. My choix. My one let him love it. My choix. My choix. My choix. My choix. My one let him love it. My choix. And all I wanna love, baby. Do my nyam, baby. Do my lama safen. Do my definitely new defend, baby, for new job. Do my fajar, baby. That I do you, Leo, by this. You do the real love, epic girl, no stress. Tia la dance. Nema, yeah. My choix. My choix. My choix. My choix. My one let him love it. My choix. My choix. My choix. My choix. My one let him love it. Tout ce qu'ils t'ont pu faire, c'est te maltraiter. T'as donné ton cœur mais bon, personne s'en fiche. Personne s'en fiche. Man, come my choix. Now I wanna love, baby. Yeah, do my young, baby. Do my love myself, do my definitely devil, baby, when you got to my choix. My choix. My choix. My choix. My one let him love it. My choix. My choix. My choix. My choix. My one let him love it. Yeah, 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 yeah. Ouais, c'était à l'instant Kals et Leto, les artistes de Def Khalis, ñu leen di nuyu bu baax a baax, c'est nos frangins, ñu leen di bëggee bu baax a baax te di leen ñaanal carrière u jàmm ak salaam. ñoom tamit yaakaar naa ay frères lañu ci Dahman, ay frères lañu tamit ci Petit Mass, donc c'est la famille quoi. Alors, nous allons passer à présent à notre rubrique d'information. Oui. Idriss Ndiaye. Comme chaque semaine. Donc, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est avec ça que nous allons débuter notre rubrique d'information, n'est-ce pas Idriss? Oui, absolument. Une nouvelle vraiment tragique qui nous est et qui a marqué l'essentiel de l'actualité durant cette semaine. Durant toute cette semaine, il y a eu énormément de partages, il y a eu énormément de vues et voilà, ça a choqué plusieurs personnes parce qu'il y en a qui ont perdu leurs parents et leurs proches et même des enfants. Donc les images sont choquantes, mais quand même on tient vraiment à dire et demander à ceux qui sont partis et à leurs proches que la terre leur soit très légère. Allah yarhamhum. Mais khabar bi wax goko ba tay rek. Khabar bi moy que c'est un accident de la route qui implique une Mercedes et un Renault a causé la mort de 8 personnes ce dimanche 24 janvier à 44 mètres de Boutilimite, une ville située à 154 mètres au sud-est. 154 km au sud-est de Nouakchott, dans la région du Trarza. La collision a provoqué également la blessure de 7 autres personnes, selon le préfet de la Moukata de Boutilimite, Madame Jalila Mint Malam. Donc, 4 des blessés qui se trouvent dans un état relativement grave ont été immédiatement évacués à Nouakchott, tandis que les 3 autres, dont la situation est stable, ont été transportés à l'hôpital Hamad de Boutilimite, a déclaré l'agence Mauritanie d'information. Super. Et pour rappeler, il faut aussi rappeler que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a réagi par rapport à cette tragédie. Et sur ce, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons passer à la prochaine rubrique, à la prochaine information, pardon.
La prochaine information. Qui concerne l'augmentation de 80% du salaire des parlementaires. 88% du salaire des parlementaires. Idriss, مشاهدينا الكرام راه لي موم non parlementaires là كاين directement loolee li ñaan parlementaires nañ ñëw 88% زادت من خلاصهم. oui c'est presque ce qui reste à 100%. وحدين يقول عنهم هما ما يعدلوا شقتهم ما نحن اللي قلنا نحن علينا الاخبار. J'ai une question. Mieux vaut arrondir, mettre ça à 90 ou 100. Ou 100%, ouais. En tout cas, moi j'aurais bien aimé démissionner, aller travailler avec, si c'est possible. Je pourrais devenir député quand même. Les députés اللي نعرف انا ما له علمت بالاخبار دور نفتركم دور نجي نكر على فم داركم وياك ان شاء الله وطالبكم اللي تجوا تبارسيبوتوا اللي باري ساليراتكم زادت وهاو جايين نعاونوا الشباب جابرين فاوا وهاو تعاونوا الشباب يختاروا يشتغلوا 88% من خلاصكم زادت ما لحق ادريس نجاي. Oui, et 88% c'est une grosse somme du salaire si tu sais que les députés se font payer vers les 700 ou 800 000 par mois, c'est presque 1 million. Donc si on augmente 88% de leur salaire, ça devient une grosse somme. Maintenant, ce que je leur demande, c'est quoi? C'est qu'ils sont là, c'est eux les députés, c'est eux qui votent des lois. On leur a augmenté leur salaire, nous ligués. Et puis, tu sais, Mauritanie, hein, genre, on les avait augmentés 250 000 en 2020. Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. خلاصهم زادت ب 250 ألف. Oui. واليوم زادوا 230 000 230 في هاي الشهر زادوهم اللي يا مولانا العافية. Donc ça fait 1,1 million d'MRO de mensualité après 88% d'augmentation de salaire en quelques mois. Voilà. Les députés ont bénéficié d'une première augmentation de salaire en 8 ans. نشقل ساليري ما قط زادت مرة جاي تردي 8 ans ساليري نفس السالير ما قاس الفوق مرة حاني قاعد نسكت. Tu sais que le salaire vient des citoyens, c'est des taxes qu'on paye. Ouais. C'est des taxes qu'on paye et qui sont payées à l'État et aux fonctionnaires. J'ai même envie de pleurer, quoi, voilà. J'ai même envie de pleurer. Donc, avec les artistes, il y a un petit masque qui est fini, on banner affaire. Ah oui, carrément. Hein? Carrément. Il y a des soutiens de famille. Ah oui. Il y a des soutiens de famille, des artistes et tout. Oui. En tout cas, c'était ça l'information. Et voilà, le Barlamania, on parle cette fois de près de 6 000 tonnes de riz, dont du Japon à la Mauritanie. Je vous laisse avec Idriss Ndiaye pour la suite. Waouh, donc les images. Le commissariat à la sécurité alimentaire a réceptionné près de 6 000 tonnes de riz, un don du gouvernement japonais destiné à améliorer les conditions de vie des populations. Selon le commissaire adjoint de sécurité alimentaire, Mohamed El-Id Khayer, le commissaire adjoint a dit que cette quantité sera vendue aux enchères. Et les fonds générés vont permettre de financer des programmes et des projets de la sécurité alimentaire en accord avec le partenaire japonais en faveur des populations les plus fragiles. Intervenant à son tour, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon a dit que cette aide permettra de renforcer les capacités de la Mauritanie dans le domaine de la sécurité alimentaire et de développer des relations de coopération entre les deux pays. تورك داك شي قال لي ساكو جماعه دو يندوين انت داكور شي قال لي كم يداهن on a reçu 6 000 tonnes de riz et ce riz c'est vendu aux enchères. Le gouvernement dit qu'ils vont mettre ça dans une vente aux oui enchères. parce qu'on a vu que donc ce que je comprends bien c'est un produit, d'abord c'est un don c'est censé être donné. On don هي اللي صدق جي جابان صدقوا لنا نحن 6000 non mais c'est ça صدقوا لنا نحن 6000 tonnes de riz. Et c'est vendu aux enchères. Donc ça devient forcément plus cher que le riz local. Et que le gouvernement, donc, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ne sont pas là donc, pour la promotion du produit local qui est là. Et normalement, s'ils ne prennent pas ce produit et l'utiliser localement, ça va tuer. Ça va tuer la population, ça va coûter plus cher. Mais je ne comprends plus, je suis largué carrément. En tout cas, d'abord, j'ai le don, 6 000 tonnes. Oui. Après, العالم ورك كل حد عنده فكرة كل حد يجيب فكرته ويطرح. Donc,
وحدين دفع يقولوا لك الانفورماسيون عن صحفيين يقلبوا الاخبار ما قلبنا الاخبار مره هم شفت كلمه اللي يكتب لك شيء فوق تقراها ياسر من الناس ما فهموا الاخبار بيقولوا لين شافوا قالوا الاش هاي المارو نشروها ولا الاش يبيعوها لنا هم قالوا عنهم ليه يديروا الفوا ليه يديروها في بروجي اخر يا قير هاي المارو ديستيناسيون يابان لين طاولنا نحن ما طاولنا بورك نبيعوا ولا نقيسوا به في بروجيات اخر لا اللي تعدلوه اللي تضيعوا لنا ملي اللي تضيعوا quel projet en fait quel projet y a pas de projet شي ils éclaircissent un peu le projet موريتاني في لا كوميرس في لا وقفوا خلوا عندكم شي دوك هو للفقراء فقراء ديجا ما عندهم باش كاع يشروا مارو ميرسي ما عندهم باش المارو موريتاني راعي هون مقرم شفت الكلمات حد ما قرا يقد حد يجنوا في شو قالوا في كلمات ما حد قاري والله حد يفهم القضيه يشوف كتبه يقرا ويفهم للمكتوب هون لا استراتيجي مطروح يقر ما يصالحها بيقول ما سا نارانج با الفقراء يقر يارانجي ما قلت البطارين يقر يارانجي وحدين فهمت دونك لا جيكوتو لا جيكو Molly, ce programme d'aide alimentaire du Japon se poursuit depuis 1981 et on n'a jamais vu on n'a jamais aperçu des dons de ce riz depuis de combien de temps depuis plus de 40 ans محترمين الناس كاملين يا قربا سي با بون سي با بيان انا قاعد كشاك عن زقيبه دار نجي نجبرون زقيبه والله في دار بعد في دار سي تريست كوا زين حد يوعى يفتح في مداره له هاي ما طيها لك الدوله عندك زقيبه ما جاي من شهر جابون جاي من شهر جابون يابان هي اللي يسوى نص sac chaque deux maisons un sac c'est bon شلنا نحن مولي tu le fais à des pauvres mais quand même c'est pauvre wallahi ils vont doivent déjà maillonner encore chocolat والله on vendre ça pour d'autres projets on poursuit يا قال مولانا عنده كاميرات كامل يشوفوا كاميراته ما كيف كاميرات قنوات والله كاميراته وحده اوريجينال والله ويامس شرم لبسيد ملي جمعه صلاه الجمعه الامام اللي كان فهم كان يتكلم عن ذيك القضيه كان يتكلم عن مولانا عنده كاميرات ويوم القيامه ما في كونتستاسيون عدلت ولا ما عدلت فيديو لين طرح تشوف تخرص والله دونك حد اللي يعدل شيء يعدلوا ويتخمم خير وهون لا الدنيا كل شيء يا اخي دير في راسك انك ما تاكل الناس دول ياكلوك شبه لك كاع ما تاكل ابري انت تموت suite on poursuit vas-y donc là c'est ISCA c'est la colère des étudiants et boycott des cours. Les étudiants de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAI Nouakchott ont lancé un mot d'ordre de boycott des cours depuis ce jeudi 28 janvier. Oui, donc les étudiants dénoncent l'incursion des forces de l'ordre dans les locaux de l'Institut et l'arrestation de plusieurs de leurs camarades qui réclamaient la réouverture du siège de l'Union nationale des étudiants mauritaniens UNEM. Les étudiants accusent également des administrateurs de l'Institut d'avoir participé au passage à tabac des étudiants protestataires. D'accord. تلاميذ انتم قلتوا عنكم شعب يلتو يقيس مدرسة يتعلم هو il a des conditions Macron مالو شي c'est vrai que le Faransa c'est pas des pays référence là après tout بيلو يقولوا شي خاسر في الدين وكام يقال ماكرون كان قاعد هو خلى اكتيفيتياته في الرجال يتكلم مع التلاميذ مشكلتكم شنو مشكله تلاميذ يونيفرسيتي فهم لو كيل اللي ياكلوا ماوزين جو هو حل ديك المشكله نحن اتجاهات هامهم يمانيفستوا ولا يعدلوا شيء ينبطوا non oui d'accord mais là c'est pour une bonne cause moi je sais pas en tout cas c'est pour une réouverture du siège de l'Union nationale des étudiants mauritaniens juste la réouverture du siège elle est fermée je sais pas pourquoi quelles sont les causes et deuxièmement il y a eu des étudiants des étudiants accusent également des administrateurs de l'Institut d'avoir participé au passage à tabac des étudiants protestataires. Si les administrateurs ne peuvent pas protéger les élèves, et le gouvernement ne peut pas protéger les élèves, ils ne font pas ça et ils participent à leur passage à tabac. Mais là, carrément,
on touche vraiment le plafond. Et puis c'est des élèves, c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. Des vieilles personnes c'est pas bien. On poursuit. Donc là, on va à Nouadhibou. Direction Nouadhibou. Steph. Oui, donc à Nouadhibou, dans le nord de la Mauritanie, une opération de la gendarmerie a permis ce vendredi, le 29 janvier, l'arrestation d'une soixantaine de migrants illégaux. Ils ont été interpellés en mer pendant qu'ils tenaient de regagner des îles Canaries en Espagne. Mi-janvier, la gendarmerie mauritanienne avait démantelé un réseau de passeurs. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, Chebab, c'est vrai que tout le monde dit que c'est grave. Le don, les joues, donc malgré tout c'est notre pays, donc on reste en galère une bonne fois pour toutes. Les problèmes sont faits pour ouais, mais en tout cas حاجه كبار الطريق اللي بحر با ما زين برسا ولا برساق بوب موم دخل surtout dama leen yab nag waa jaagili bàyyi leen li ngeen di dem di bëgg dugg France par force waaye handega France leen visa wala Espagne handega France Kounda raanam selmin alika Kounda notre confrère ñu koy nuyu bu baax a baax de passage. Donc c'était l'essentiel de l'information, n'est-ce pas? Donc avec la complicité de la régie, nous allons suivre une page pub pour recevoir sur ce plateau l'artiste Petit Mas, l'enfant chéri de Rosso, qui va nous rejoindre pour la diffusion exclusive à travers les chaînes de télévision mauritaniennes. C'est la première fois que cette vidéo va être diffusée et c'est en exclusivité sur la Watania TV. Évidemment dans l'émission Watania Hebdo en compagnie d'Idriss Ndiaye et Ashbra. Merci beaucoup la régie. Publicité et Petit Mas. À tout de suite. Hey. This the beach I graduated flow. You vois. Hein? Allô? Allô, ¿qué pasa? Allô? Allô, ¿qué tal? Bitch, allô, hijo de puta, allô, ¿qué pasa? Lutanga womo, allô, ¿qué pasa? Hijo de mierda, allô, ¿qué pasa? My daughter time a labor fee. Pima wada jad bo mu yobu ma fu sode. Yeah, when on you buy you get to be. No new man a telephone me. Ay. Job da gala du chahan. Fanga dango def ka bosu ya fu samsar.
If someone come to like you cotton, Baba can my inangutan no be yawan. Nangu kadefe fimu nice, malumwe def da machi bade. Nangu magam afenda aye. Check my way, I'm working night and day. Duma bana. Dini do Aisha. Check mine, is gamuna go chen muy nice. Dini do Aisha. Check mine, bana. Dini do Aisha. Check mine, is gamuna go take muy nice. Dini do Aisha. Check mine, petty master da machi body wise. Do da gajawa le da machi sai. Yakala jo kumba bi kai. Ngakaya well sonu maduma tai. Fimune nila. Yakadi take banganangu killer. Tomuraso pila. Tutisi jamadonna na chijaf yeah. I'm not a bad boy. Me mother boss on a google mother body soy. Tell them I'm umaru my jive. Sama bolla my yana na my jansi red them. Bahil ma wakule pudina ba. Lima chijota def yatuna. Tex the hell bude nanga yeah. Luma bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go chen muy nice. Lini do Aisha. Check mine, bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go take muy nice. Lini do Aisha. Check mine. I know what I want and I do what I want. Open your brain to understand. Open your brain to understand. Hey, I know what I want and I do what I want. Open your brain to understand. Open your brain to understand. Baby, you what you worry so for money from minimum. When me call the God, they pick you want me fin the imam. Fight never give up on the fuck with your grandma. Duma bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go chen muy nice. Lini do Aisha. Check mine, bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go take muy nice. Lini do Aisha. Check mine, bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go chen muy nice. Lini do Aisha. Check mine, bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go take muy nice. Lini do Aisha. Ludama fate, lima joto tama liba fi. Pima wada jad bomu yobu mafu sode. Yeah, when on you buy you get to be. Lunu mana telefini, ay. Job da gala du chahan. Fanga dangu defa bosu ya fu samsar. If someone come to like you cotton, Baba can my inangutan no be yawan. Nangu kadefe fimu nice, malumwe def da machi bade. Nangu magam afenda aye. Check my way, I'm working night and day. Duma bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go chen muy nice. Lini do Aisha. Check mine, bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go take muy nice. Lini do Aisha. Check mine, petty master da machi body wise. Do da gajawa le da machi sai. Yakala jo kumba bi kai. Ngakaya well sonu maduma tai. Fimune nila. Yakadi take banganangu killer. Tomuraso pila. Tutisi jamadonna na chijaf yeah. I'm not a bad boy. Me mother boss on a google mother body soy. Tell them I'm umaru my jive. Sama bolla my yana na my jansi red them. Bahil ma wakule pudina ba. Lima chijota def yatuna. Tex the hell bude nanga yeah. Luma bana. Lini do Aisha. Check mine, kiss gamuna go chen muy nice. Lini do Aisha. Check mine, bana. Lini do Aisha.
open your brain to understand. Pay me your what you worry so for money from minimum. When me call the God they pay you want me feed the imam. Fight never give up who the fuck with your run ma. Do my bana bana bana. Lini do Aisha take mine. It's gone muna go chen muy nice. Lini do Aisha take mine. Bana bana bana. Lini do Aisha take mine. It's gone muna go take muy nice. Lini do Aisha take mine. Do my bana bana bana. Lini do Aisha take mine. It's gone muna go chen muy nice. Lini do Aisha take mine. Bana bana bana. Lini do Aisha take mine. It's gone muna go take muy nice. Lini do Aisha. Merci beaucoup KFC, merci beaucoup FNB, Fruit and Burger qui nous accompagne dans Watani Hebdo. Merci beaucoup à vous. Alors, très chers téléspectateurs, comme promis, nous sommes avec son invité. Invité, mon pardon, non, invité Garchu Dodoyen parce que Galle Mako, frère Amen, on est des amis, on est des frères, c'est la famille. Donc, welcome à fait au Bisma Moukadinder, émission Watani Hebdo sur la Watania TV. Et sur ce, Assalminam, petit mas, nous sommes les bégayes de les yarbu. Welcome back ah. di nuyu képp ku ñuy seetaan. yaa ngeen jëf. welcome back jaajëf. alors Petit Mass seetaanoon léegi sa benn vidéo bi nga génnee. vidéo mu ngi tudd Tek Mine. waaw Tek Mine. Tek Mine wala Tek sa Mine. non Tek Mine amul. bi sànq maa ngi dégg nga naan sa Mine mais affaire boobu moo Tek Mine la donc ça parle de moi sama carrière. fi ma jóge fii xam nga dafa xaw a écotrip bu fekkee déglu nga son bu baax di nga dégg maa ngi wax sama bopp. fàttewuma fu ma jógee Rosso et tout ça. donc dafa xaw a écotrip quoi. lan moo indi Tek Mine bi quoi pourquoi Tek Mine. waaw boo déggee Tek Mine mooy bàyyi xel quoi du genre. bàyyi am na ñu koy jëlee côté tech deal. mais du tech deal mais pour yow nga jël sa mind teg ci lu muy c'est-à-dire que gars yi dañuy déglu musique mais duñ la déglu yow quoi. waaw duñu concentré wu ci li ngay wax lii. message yi ngay joxe yi c'est-à-dire que ñu bàyyi xel ci man du ma woykat nii quoi effectivement non du ma kenn teguma déedéet. am na c'est-à-dire que loolu ma tax ñu def vidéo bi quoi di genre ku ko seetaan defi ni kii ay affaire teg di lag yi or que son bi mi ngi daw fii scénario vidéo bi mi ngi daw parce que xam naa nit ñi loolu la ñuy xalaat mais boo ci bàyyi xel carrément moo tax ma bëgg moo tax may wax message bi ñuy bàyyi xel ci ba tey yaa ngi leen Tek Mine ci vidéo bi quoi. waaw mais non du dil bi nag yow xam naa dil bi nga jàpp mais du dil bi c'est-à-dire que fu ma jógee man dafa am fu ma jógee am fi ma bëgg a yegg moom lay explication bi xam naa fi ma jógee foofu ma jógee nag ba yegg si fii tey
xam naa nu may def encore ba yegg fi ma. xamee si Roissy Mohamed de l'autre côté de la régie sant yàlla boo leen ñu ko mënee gisal ngeen tegal ñu ko foofu ñu boole ko si parce que sant yàlla ak Tek Mind tamit. seen diggante yàggul keroog rajo sax am na kenn ku mu ne ma tegal ma Petit Mass man ko man Petit Mass mun ma sant yàlla man ko taari ma lii day. waaw effectivement. alors ma bàyyi la ak Idriss Ndiaye ñu daal di xool mais Tek Mind moom yaakaar naa gars yi jot nañu explication bi. effectivement waaw ñu waxaale gars yi génn na tey nii ci suba. donc fii lañ ko njëkkee teg. merci beaucoup en tout cas gars yi nañu dem YouTube xam nga. partager affaire yi surtout gars yi dañuy am habitude aussi di dugg YouTube di seetaan. parce que gis naa gars yi mooy loolu dañuy bëgg envoyer bi ak yooyu noonu quoi. surtout gars yi ñun léegi xam nga xaalis bi ci YouTube lañ koy amee. léegi jàppale bi ci réseau seetaan xam nga ñuy dugg YouTube di seetaan vie yooyu la ñuy fay. yàlla jàpp leen daf ñu am xaalis. en tout cas neex na bu aar bi demee ba yegg foofu moom wax dëgg fi yàlla neex na bëri na quoi. alors Idriss Ndiaye. Les présentations. Nous allons passer à une confrontation là. Non, du confrontation kii du ma ko confronter parce que. ku mu àndal ki d'abord maa ngi koy nuyu bu baax. d'abord maa ngi nuyu tamit Aïchouch Fall happy birthday de la part de Balla sama directeur Zik Melo. maa ngi nuyu aussi madame Astou. coucou maa lay def coucou. jaajëf après da nga koy woyal happy birthday. waaw amul benn problème. waaw amul benn problème. ok léegi. waaw Idriss Ndiaye. je disais donc jërëjëf ci invitation bi nga répondre. en plus taxawaay bi xam naa ni yàgg na. effectivement waaw non non nañu bàyyi donc ñoo ngi jégalu ci loolu. effectivement encore en plus dama lay encourager. merci parce que tu fais du bon produit. du man kese maa ko wax bu doon man kese gaa mu nekk. genre coy wala benn affaire. merci beaucoup ñu bëre ñoo ko wax. tu fais du très bon produit et de la bonne qualité de musique. merci beaucoup en tout cas merci non li fi waaye def rek. ñu wax ko quoi te dëgg la. effectivement bon man moom c'est par rapport juste ci musique. yow bàyyi kii mu wax waaye Ashbra bàyyi ko rek. lii la mel ci man de daf ma sonnal. depuis 24 heures sur 24. effectivement wallaahi effectivement. juste man dafa am benn affaire. bu ma comprendre. musique mauritanienne fu may wax man en particulier les hip-hopeurs les rappeurs mauritaniens. fu seen musique toll. am na ñuy wax dafa avancé. mais boo xoolee ba ci biir. demul fenn amul làkkal il faut gars yi di bàyyi ndax seen bopp quoi il faut parce que man dama gis ni comme ni communication bi doguma la comme nii ngay waxee ni c'est-à-dire que côté boobu noonu fii lu fi demul dafa bari sax mais comme lii nga ma laaj rek donc te tey la war a gën a mën a dox effectivement maanaam ñëpp dem nañu sax quoi pour l'instant Mauritanie rek moo des que am ay bruit rek moo fii nag quoi du genre cartonné or musique bi demul loolu lu ko waral waaw man pour man loolu ci nit ñi parce que artistes yi comme du genre man yow bu la nee artiste par exemple artiste chanteur par exemple man sama côté laay expliquer quoi genre dañ naan da ngay wut encadrement bu baax nga nekk ci label nga staff bu baax surtout artiste maanaam suuf artiste staff bu baax ñu la yor ñu lay teg comme par exemple man maa ngi sant yàlla parce que yàlla boole na waa Zik Melo ñu si mel ne ñoom Balla ñoom El Hadj ñoom ñëpp waa label Zik Melo par exemple ñi ngi def ay produits yu baax côté son mix communication bi vidéo yi ñun loolu man en tant que artiste man pour man loolu rek laa war a def quoi genre def comme artiste lu def ay production aywa day des si nit ñi est-ce que loolu noonu dañ koy jël doxal ko quoi déjà parce que li ngay def li pour ñoom la man dama gis ni public Mauritanie si public Mauritanie est-ce que public baa ngi jot lu mu soxla non bien sûr merci waaw mais bien sûr man fii man peut-être Mauritanie mais man fi nekk laay jot ay ba damay Gambie damay woo Sénégal comme seen ndar comme ndar laa dëkk comprends nga États-Unis Chine sax Petit Mass luy taxawal carrière daf mel ni benn boo duggee ci librairie gis ne boo duggee ci librairie boo amul ay livre c'est-à-dire que librairie bi amul dara effectivement comprendre musique luy defal carrière musique mooy nga am benn affaire nga xamante ni lii c'est du concret c'est gravé dans la roche mooy par exemple album effectivement loolu mooy problème mauritanien tey avant
boo xoolee kii defoon na fi annonce album merci beaucoup. déglu rek merci la non man gars yëngu ma annonce album bi quand même. bàyyil au moins kii moo la tane parce que moom tey waxuma laaju ma depuis kañ nga jógee def xaalis. non parce que en fait je le connais pas yow maa ngi personnellement. doon wax bàyyi personnellement yow moo la xam personnellement. mais yow li ngay wax ni am na solo. sama lii laa frère bëgg kii damay yow waaw sama frère nga maa ngi ñëw bokk na xam ne bu nan bàyyi kii mu wax rek. moom kay yow nee na doo wax. comme di fi nga expliqué yow li ngay wax ni man damay remonter avant boo xoolee. Je crois que les artistes avant ils étaient plus engagés. L'album is bul tëb de. Non, l'album maa ngi ñëw parce que foofu laa jëm. Ils étaient plus engagés. temps bi. Et en même temps dañ koy wane comme par exemple boo xoolee premier artiste bu génnee album. waaw il avait presque rien du tout. si. Vrai ou faux? Si. mooy Papis Kimi. Si. Même les deuxièmes. C'était Laibi et Overdose. Overdose, Black Star. C'était un album malgré tout. Album bi génn album bu nice. bu nice. ay album yi fi man foofu man dogu. Voilà mais intervalle album yooyu doon génni temps avant. daawul woon jël temps. naay naan fooy ñëw topp si ñeneen ñëw génnee. parce que nekkul woon xam nga lan nga comprendre. nekkul woon benn. xam nga album yi léegi ak avant. temps yi cassette la te gars yi dañu doon enregistré. non déjà du base wu non si CD la woon ne 3 du CD sax kii MD la woon benn CD bu tuuti da nga koy gravé après nga ñu joxal kii bi. TDK bi après yow nga kii. du genre fàttali naa lu mu tuddee waaw turam laa fàtte. comprendre c'est-à-dire que avant ak léegi bokkul. léegi man bu ma neexee man personnellement ma wax la li nga xamante ni ñu bari xamuñu si man su ma bëggee sama album suba ma génnee ko ma génnee ko. pare mun naa non déglu rek man mun naa enregistré. su ma àndee léegi studio ma enregistré le son bi nga xamante ni da nga koy dégg partout maanaam mun naa ko def. c'est-à-dire que mais album dafa wuute ak loolu parce que album dafa war a wuyu que yow ci titre bi nga jox dafa war a wuyu. que yow sa culte sa dëkk musique bu fa nekk bi. dafa war a wuyu yow sa bopp artiste bi. dafa war a feeñ maanaam at boo déggee moomu album. dafa war a am lien sama gis-gis dafa am lien dafa histoire la maanaam nekkul comme son rek ngay woy nga ci ayo différence bi man moom personnellement sama album yaa ngi parce que annoncé naa ko depuis 4 ans léegi. pour l'instant sax yéen a ma mën naa sax yéen a ma téye fii parce que man dama waroon dem Dakar. waay loolu am na keneen wax na yéen a ma téye man dama waroon dem Dakar. wallaahi yéen a ma woo si hier yaa Habsa Sentinelle. depuis Kayidi moom ko wax. mun ma yéen a jàpp Petit Mass parce que Petit Mass dafa waroon dem Dakar. effectivement dama waroon dem déjà ñu ngi liggéey waaw Absa ak jërëjëf ak Petit Mass am li nga xamante ni man du mu si sore. man xam naa lu may wax li waxuma du ma la wax Mauritanie man sama album bu génne daa ko dégg partout si àdduna bi. waxoo ko nga ni annoncé nga 4 ans. man bu mu lay déglu ce premier son. ça va faire de cela 5 ans. bi mu commencé déglu. bu mu la commencé premier son bu mu la déglu. ça va faire de cela 5 ans xaw ma. man depuis 2004 maa ngi def. voix bi ah bon ça fait donc yàgg nga ci. mais voix bi quand même ça m'a beaucoup marqué. xam nga y a plein d'artistes mais les voix sont pas pareilles boo déggee voix ba nga xamante ni kii bu yuuxoo rek. nga xam ni vraiment. man dama aay de muy loolu. donc même non man xam naa man dama aay de Tassir bu mu def di jàppale. man sama bopp damay déglu sama damay kii est-ce que man la ma àndoon kooku noonu. boo yàggul si musique doo mën a am loolu. gis nga fu ma jëm. ci waaw du yow kese. ñi fi nekk ñëpp la. kenn tey defatul dara kenn defatul produit bu nga xamante ni. ça se plante ça a des racines bu nga xamante ni day jóg. ci Mauritanie la de. ci Mauritanie la ci Mauritanie la parce que kaay ma wax la yeneen dëkk yi. déglu rek tey la label yi yow débat bi ngay def fii nii fii ba suba duñ pare. déglu rek man xam naa sa naqar ngay wax aussi parce que non du sama naqar waa rek déglu yow da ngay expliquer parce que bëgg nga musique Mauritanie sore maanaam lépp pas musique Mauritanie bëgg nga affaire yi Ashbra bi affaire yi waroon na gën a kawe nañu waxante dëgg affaire yi warul demee nii parce que monde bi yëpp man waxuma sax man déjà gars yi fu ñuy gisee ak man fu may gisee du benn par exemple man mun naa gis benn artiste comme par exemple kii Brems Brems am na benn jeune Mauritanie bu génne fii benn produit bu graaw a graaw mais man dama yaakaar Mauritanie duñ déglu musique cartouche barki jëm la génne benn produit dafa graaw mais man dama def man ak kii war nañu créer benn plateforme sur réseaux sociaux yi waaw après artiste yu bees yu ngeen xam yëpp des talents yu ñu ñëw ñu balancer leen ci comme ça ñu mun leen gars yi ni ñuy jàppale gars yi tamit xam leen parce que dafa am benn affaire bu am gars yi ni ñuy jàppale seen frères yi man dama gis ni gars yi ñoo war a bon ñu mën a jàppale tamit ñoo ngi jàppale quoi ñu mën a def ñoo ngi def jàppale ñu ngi jàppale du force quoi bu bëgg jàppale mais dafa am li nga xam ci yow lii yoon la yow da nga ko war a def yow Ashbra en tant que yaa ngi liggéey ci business bi war nga xëy di xool bépp produit bu génn Mauritanie nga partagé ko yow nga dugal ko parce que loolu laa gis Sénégal loolu laa gis Mali loolu laa gis Guinée nan nañu waxante dëgg quoi même su fekkee bëggoo nit bi neexu la wala doo ko déglu partagé pour keneen ku ko bëgg gis ko man dama gis ni fii gars yi problème boobu la na parce que bu yàppee njaamuram te fii yow boo demee pour ñun ñëpp la
yow boo demee fii bu ñu poussé advice mu nekk international pour Mauritanie yëpp la bu ñu poussé Absen mu nekk international pour ñun ñëpp la bu ñu poussé Sipi mu nekk international man foo jaar damay génn kii day génn parce que dem na comprends nga c'est-à-dire gars yi il faut ñu am philosophe boobu ñu jàppale bàyyi affaire partage bi gis nga Sénégalais ils ont un truc genre ku réussir ci musique rek da lay pousse day yóbbaale parce que dafa am au minimum ñi nekk ci koñ bi du moom point bi moom moo mel noonu c'est-à-dire kii bu demee rek fekk man maa ngi ci wetam rek damay dem. waaw léegi mais esprit boobu même question parce que dañuy lekkante dëgg bi mooy fii mag yi dañuy yaa wax loolu yow man dañuy dama gis lekkante ay mag yi nga xam te ni ñoom ñooy mag yi ñoom ñoo war a conseiller seen rek ñoo jàpp waaw mag yi ñoom léegi qu'est-ce qui leur arrive pourquoi ñoom soutenir est-ce que yéen ñu ngi am rapport non ñun ak ñooñu non man sama bopp laa lay wax man moom amoo rapport man kam wax la aw ma problème ak benn nit waxuma la ak rapport mais benn nit buy ñoom rapport yow balaa foofu ga yow balaa grand yooyu noonu moom am na grand frère man aw ma problème man aussi est-ce que day participer ci sa musique bon ci ay conseils wala genre conseil daal man noonu laa gisee ci ay conseils defal lii booy defiti vidéo moom jox idée danseur bi parce que gis naa say vidéo am na c'est-à-dire que ñooñu pas moom kese quoi di yaar Sipi maa ngi doon wax ak moom bërki démb ak damay wax ak ñeneen sama frère bu nekk Belgique bi Marba même chose ak ñeneen featuring ak Sipi bi ñoo ngi ko doon xaar ñëw na léegi featuring ak Oji am na wala am na bien sûr ci album bi bien sûr dina ñëw en fait y a ak yeneen alors Zik Melo gis nañu bii pa da nga ñëw ànd ak Zik Melo nga teg sa bopp fu sore ni nga duggee Zik Melo effectivement parce que am na benn image bu génn am na benn image bu ñuy gis ci yow ci Zik Melo dafa mel ni benn dip ci reptile imposé non du imposé on dirait que moom dafa gis changement effectivement moom dafa gis changement parce que ci lu mu duggee Zik Melo effectivement dafa ñëw déjà il n'a jamais signé de contrat signé un contrat c'est-à-dire avec des papiers musuma signé contrat ci Mauritanie mais mus naa signé par exemple Sénégal mais Mauritanie c'est la première fois en Mauritanie c'est la première fois mooy Sénégal ci ban nga ñoo ngi gis benn label bu nekkoon Canada donc mosoon naa liggéey ñoom ñoo ngi gis billet yi jeex na kon ñoo ngi gis billet yi léegi xam nañ ni Advice par exemple a signé avec Mattel un contrat buy jar ay millions montant bi mun naa ko wax mais damay bañ a dafa amal gàpp waaw mais c'est exposé yow signé nga contrat ak Zik Melo man awma contrat sa contrat ak Zik Melo combien d'années la ak ñaata la bon Zik Melo bañ na ko ba man sax ñoom ma doon wax xoolal lu la neex yow nga def man leen non nañ signé rek du la kii chèque blanc lan la jox. yow da nga wut tooñ léegi ay wax xaalis. yaa gën a xamante fii nii pour l'instant boo xoolee rek di nga xam waa Zik Melo ñoom ñooy génnee seen xaalis instant yi di ko def ci bat gaa maanaam parce que xaalis gëj nga dégg concert masse parce que xaalis dina ñëwaat gëj nga dégg concert Petit Mass gëj nga ko dégg man je sais entre parenthèses Petit Mass laa àndal concert Nouadhibou Petit Mass Advice Sipi jour boobu laa gis concert bi jeex ñu jël 4 valises bu fees dell ak xaalis ñu sotti ko si néegu Advice ñu sotti ko gillee moo ko defoon entrée 1500 cinéma Zemzem 4 valises yu mag xaalis ba mu fees dell yu pa kooku moom maa ngi woon foofu waaw jàngoon foofu la jaaree dem sax léegi moom jot leen si wala nu mu demee noonu gillee depuis boobu la gëj Mauritanie sax et puis gillee loolu moo nekkoon dernier spectacle donc musique bi am na xaalis musique bi am na xaalis musique bi am na lool ak lool kii lekk na xaalis avant Zik Melo et tout mais sauf que duñ bëgg xam contrat bi nu mu demee parce que tamit bés a ngi ñëw on sait jamais mais duñ bëgg mu leer contrat bi nu mu demee man moom kaay ma wax la rek man par exemple samay affaire fi may gisee nii peut-être yow xam nga ma mais xamu baax tellement dama direct benn père direct bi xam ñu ma xam ne man du ma làqal du ma def yu seetaan du ma kii lu ma sentir rek loolu lay def c'est-à-dire que dama nekk ak samay mag dañ may wax lii nii baax na comprendre bu ma waxee lii nii baax na fekk man tamit aussi ma gis ni loolu noonu baax na gis naa ni waa Zik Melo ñoom dañu suude surtout dañu am ay idées yi nga xamante ni par exemple barewul lu mu koy gis fii surtout barewul am nañu idée wu génn am nañu idée wu def ay produits yi nga xamante ni ñëpp daan si mën a jot pas pour knockshot rek bu mu wax sax yeneen dëkk yi knockshot rek comprendre puisque dañ ma bëgg avant loolu samay frère loolu Balla sama frère la xam nga Vieux sama frère la donc doole bi quoi déjà ma gis ni ñuy pare noonu pour jàpp ci samay affaire fu mu nee nii bu laajee 40 ans sax ma teg 40 ans. est-ce que ñoom 1 an lu ñu signé. mais léegi mais affaire bu laajee 40 ans sax ma. xaalis bi duuf na.
non mais eggun si xaalis si Ashbra yéen a gën defagul sax 1 an. bon Ashbra wax xaalis rek am na lu dugg wala dara dugg. waaw ma pour l'instant gars yi ñu ngi indi millions yi. waaw ñu ngi kon waa Rosso toog leen xaar ngeen xam ne seen kii. suñu mais doom millions YouTube bi la war a jaar rek ay affaire. donc s'il vous plaît partagez les vidéos en tout cas bëgg noonu entretien bi gënoon a gudd. waaw new look bi lan la new look bi du nii la mel. waaw c'est que gars yi dañ may wax ni gars yi souvent dañ may wax Mansour dañuy timide quoi kii da ngay kii. non man avant moom am na benn style bu mu daan gis ci moom c'est-à-dire avant de l'aimer ay Jordan dëngal cap. waaw affaire bi rap mais léegi dafa luxe. maa ne noonu léegi damay def yi te am na yoo gisul sax. waa Rosso am nañ problème tey takku ma ko si kaw. tey takku ma ko si kaw. mooy comme clip bi comme ci clip bi genre nga kii ko nii. dafa may kaañoo non bu ko topp kii dafa may kaañoo bàyyi. ok d'accord en tout cas merci beaucoup Petit Mass kontaan nañu bu baax a baax. kër gi c'est la famille musuma ko woo ba mënuma déet saa yu ma ko woowee daf ma naan waaw donc c'est ay projet yàlla na demee noonu ce projet yëpp yàlla na la fekk si wuyu la ni la waaw. mais boo demee bu ñu fàtte de. non man bu mu demee rek mu rëkk dem. te Rosso war nañ fa def benn action quoi incha allah ñun ñëpp doomu Rosso yëpp incha allah. man moom damay dem man ma wax la damay dem yeggale pour waa Mauritanie aussi xam naa ñu ngi seetaan. ñu ngi dem. terminer album bi donc na gars yi pare. incha allah na gars yi pare incha allah. waaw mais acapella yow doo rëccee noonu. non balaa acapella xaaral ma remercier gars yi def vidéo bi. solal naa ñëpp ñoom Issa ñoo cartouche Is ndaanaan bi moo jox vidéo bi Balla dawlu naa ko ba sonn ñoom nu mu tuddee sa El Hadj aussi xam nga moo joué rôle producteur bi ci vidéo bi donc Chita dafa ko neex quoi Chita sama actrice bi lu tax affaire yooyu noonu neex quoi ay ndaanaan la affaire de PDG ay affaire de ñoom vie ñoom vie maay El Hadj tuddee naa ko Shook Knight tuddee leen ko Shook Knight yaa ko Shook Knight du man El Hadj moom moo la Shook Knight ok merci beaucoup en tout cas merci à tous et toutes mesdames et messieurs très chers téléspectateurs Idriss Ndiaye question yi mat na. question yi mat na parce que kii moom kese du moom mooy Music Rim wàllu bu mag la ci Music Rim en tant que mu ngi participer mu ngi génne ay produits nit yaa ngi koy gis donc mu ngi ci terrain bi lu ma koy ñaanal mooy que yàlla yóbbu ko ci kanam mais nu mu mel ni na continuer na génne album parce que boo defee sa carrière tu n'as pas d'album c'est comme si tu n'as réussi à rien faire waaw loolu affaire boobu il faut que nga am na solo li ngay wax ni xam naa ko am na solo bu baax waaw voilà c'est ça et da ngay xam ni tey y a des énormément de chance que nit réussir ci carrière artistique parce que tey tellement fenêtre yi dañoo ubbeeku ku bëgg a avancer rek da ngay avancer donc ci blocage ngeen nekk ci blocage boobu mu dagg waaw non day dagg te est-ce que xam nga blocage bi lu ko indi parce que dañ toog fii nii mooy loolu liggéeyu leen artiste yi tey liggéeyu non ñun ñu ngi yow léegi par exemple non xaaral débat quoi du débat parce que xam nga lu tax léegi lu mu lay wax léegi da ngay dégg benn artiste comme par exemple benn Toña Fia génne benn produit pour doof nga dëgg ko nit yi oui loolu ñoo ngi koy get every time mais du am suite genre day toogaat fan encore génne waat benn produit non kii c'est la même chose sans vouloir l'offenser mais genre on a toujours écouté moom mu ne carrière am depuis 2004 en plus de 20 ans mais Mauritanie la mais man kese loo si xamul man kese yow man jàmbaar laa de man mi ngi gis nii man man boo gisee nii man soudeur laa man peut-être kaay ma wax man soudeur kale laa suñu waa kër yëpp ay soudeur sama mag si boppam déglu rek sama mag si boppam ba ma doon ñëw di xëy chaque jour may dem concert may dem studio moo ma wax yow defal nga concert sa musique mu baax wala nga ñëw bàyyi nga dem kii sama yaay si boppam daf may ñaanal si sama yaay sama fans la moom ngaa bëggul musique noonu mais finalement sama fans sama yaay sama papa aussi comprendre c'est-à-dire que man xaw ma ku xamul moom laa lay expliquer moom moo indi tegmaan bi man ku xamul ma wax la pour te dire man tellement dama xam li may xam li sama biir bopp bi moo tax soxla ma beneen nit xam sax d'accord loolu gëm la bu yàlla def ci man bi nga xamante ne man xam naa man dama sonn ci musique man damay liggéey on doit passer à ta rubrique on doit passer à ta rubrique effectivement on doit passer à ta rubrique waaw une rubrique rubrique is da nga ci participer nga jox lu ci sa affi mais dégg nañ kii da nga takk wala ngay waaj takk moom nee na la à ma femme moom yaakaar na waa nee na nuyu na fi madame. non man madame Balla la kii. madame Balla ñu nuyuwaat ko mais ñun démb dafa am ku ñu wax nii dafa mel ni da nga takk wala da nga waaj takk. gis nga Ashbra gis nga bàyyi fàttali suñu émission boobu nga ma catoo fii ba léegi. sama xalaal yow yaa fi ñëw nii sama boobu nga ma catu nag. yow yaa parce que depuis boobu noonu bu bàyyi xalaat depuis boobu noonu waroon sama album waroon na génn ba ma takk jabar depuis boobu la ma catu ba léegi. mënu ko fexe dóor naa la ñoo koy dóor nga ma ko. mais grawul man maa lay bet. la rubrique de Idriss Ndiaye. d'abord waaw ma rubrique mais avant tout
Bi image bi on dirait que Ashba juum naa waaye defuma si. Mais bat c'est pas grave. mooy ce qui concerne la 4G. mooy les opérateurs mauritaniens. qui commencent à. Bon loolu peut-être on va même les inviter. ci 2021 bi 4G bi y en a qui disent c'est pas fiable. que réseau bi dafa Matel ba faible. feu 4G Matel fire. yow tu te connectes n'est-ce pas. man du ma utilise xawuma seen ay affaire quoi. mais réseau bi faible. xamuluma leen dara. même télé. waaw kon xanaa wifi kii yow. wifi daal xam naa dara wifi la utilise. ok moom du dugg moom boss la. même télé kii xamoo ko. si suuf ba xam naa ne iPhone am la yoroon di kii nay saw. waaw bandi la. Ok, on passe à la rubrique. On passe à la rubrique, on passe la première image. La première image, Mohamed, s'il te plaît. Voilà. قاعد متبارك معانا مزال يكون انتم قاعد كاع نموت شانجي الفو شانجي رافير يعني الانسان مشى تقدم ومشى وقولين يا قباله قاعد بيله ويجهر يجبر طريب بيضاء يجهر يجبر حمراء يجهر يجبر صفراء كلكم من ادم وادم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم نحن اكبر من يكون احد كحل وبيض وحمر وصفر هذا النوع حد قالوا لنا مصوبج متاخر قديم ومنسس قاع لسانه بين احنا النوع ما رجعنا من عند الله نسمعوه كلكم من ادم وادم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم سلمان الفارسي. Alors, la vidéo parlait de quoi? La vidéo parlait du même débat sur la table, celle de la Mauritanie. D'inégalité des chances. L'inégalité des chances, le racisme, le problème d'ethnie et l'injustice, et plein de choses. Et puis, tu loolu la doon wax ba pare mu ne suuf boo ko gasee da nga dajeeg suuf bu weex nga dajeeg suuf bu ñuul nga dajeeg suuf bu am ay xeer. loo wax ci vidéo bi. man sama gis-gis mooy. man personnellement man raciste rek laa bañ gaa loolu gaa parce que man mën naa wax gaa gis ngeen gaa yi munee fii di mun di làq-làqal wax bi il faut nit ñi wax dëgg ñun Mauritanie boo gisee du ñu avancé gaa moo wax la si dara du avancé raciste waxal deuxième vidéo est-ce que comprendre gaa yi dañuy làq-làqal gaa yi dañuy man sama gis-gis laay wax man je suis libre damay wax lu mu sentir du ma laajee lu mu sentir le problème c'est pour man balaa dara raciste moo tax gaa yi ñoo war a bàyyi ay affaire de kii lii la wala kii lii la wala nit parce que ñun yooyu on a rien à foutre quoi. Tous les musulmans sont des frères. benn noonu quoi ñun suñu yoon man personne sama yoon nekk si ku ñuul ak ku weex man sama nit yëpp benn ngay làkk wolof ak ngay làkk chinois ak nit yëpp benn nañu essayer même bu mënul nekk mais nañu essayer dund loolu quoi du genre nañu ko essayer dund ku nekk nag li nga nekk la yaa ngi ci parce que ku gëmul li nga doon da fekk nga gën seen ñaaw mais boo koy wanee rek faible nga booy dundee booy dundee di séparer nit kii lii la wax kii lii la loolu yàlla ci boppam daf lay kii kuy def ku am genre mentalité boobu gars c'est sauvage moom loolu la wax carrément ñun ñëpp benn ñëpp deuxième vidéo deuxième image deuxième élément waaw bii mooy que adversaire dafa dem Mali non dafa war a dem Mali waaw dafa war a dem Mali wala dafay dem Mali ak Iba Wane mais sans suite quoi. Sans suite pour l'instant. yow featuring bi la si yaakaar wala loo ci mën a wax. bon maa ngi koy souhaiter bonne chance sama frère la. et puis ndaanaan la aussi. Iba Wane ba xaami advice. Iba Wane xaami. Iba Wane Maw Salif Tassor. waaye ndaanaan la. Iba Wane faalewul Iba Wane man sama gis-gis ah. advice ndaanaan la. effectivement waaw loo yaakaar ci ay ndaanaan loo yaakaar ci lu ñu war a woy wala lan la plus mais Iba Wane loolu est-ce que da nga essayé laaj advice man lu ma advice ka mais man sama gis-gis sama bro la borom baal mais man sama gis-gis mooy ndaanaan la donc maa ngi koy souhaiter bonne chance. donc loolu xamul Iba Wane dem na ngeen seetaan Iba Wane ak advice en même temps. tamit bokk na ci collaboration yu bëriwul diggante Mauritanie ak Mali. d'habitude Mauritanie il faut plus de. man am naa ay fans Mali dañ may woo tout le temps dañ may envoyer ay vocal tout le temps Mali ba Côte d'Ivoire ñun ñu ngi fépp. waaw ñoom xam naa wóor na ma wóor xam nga ban son moo leen neex Mali. duma duma damay kaañoo kan nga. On passe à la prochaine image. Prochaine vidéo. La régie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ami hypocrite et un ennemi. Quelle est la différence entre un ami hypocrite et un ennemi? Un ennemi, c'est quelqu'un qui te déteste. Il cherche à te détruire, mais il ne le cache pas. Et toi, tu cherches un moyen comment l'éviter. Un ami hypocrite, c'est quelqu'un qui est avec toi. Il connaît ton secret, il connaît toute ta vie. Il peut même te détruire rapidement. Donc, un ennemi est mieux qu'un ami hypocrite. Avoir un ennemi... Yow dund nga amitié. Bien sûr.
mus nga am trahison ci amitié. waaw mais bien sûr mais du lu ñuy wax télé quoi. non pour ma wax la rek fu ma toll par exemple ba ma déggee lii man sax man gisee dafa am fu ma yóbbu parce que dama ko dund carrément dafa am lu ma fàtte. xamoon na kii waxoon na ma. effectivement dafa am direct wala lu ma fàtte moo tax man la direct sama xel. mais moom beneen sens la ko waxee. xam naa loolu nga may laaj quoi déjà. dama xam ne moom wax la mu ne ma. léegi tasaare effectivement am na solo te loolu. du man rek quoi def naa surtout les artistes yow dund ko surtout artistes yi donc man ba si milieu musique bi sax waaw si musique bi sax moom dafa ne un ami hypocrite. waaw et pire que ci côté boobu ma lay expliquer. pour te dire ma wax la ci côté boobu expliquer man xam naa dinaa ci débat du question ko ay yàq mais man xam la laa xam teraanga quoi après musique parce que man bu fekkee ma wax la dama lay wax dëgg rek man bu fekkee comme may xool nit artiste comme star la man sama bët bi du gis loolu gaa ma wax la personnellement parce que man niteem rek moo may yóbbu. pour te dire ma wax la yow dama la respecté xam wax la da nga ma respecté. noonu laay demee man ku amul artiste ak nga bañ a nekk artiste man nite rek lay xool. nit boo ma joxee cër nga wan ma ngor rek dama lay jàpp. même nga nekk Youssou Ndour rek wala nga nekk. kii dafa ne. non sama gis déglu rek dama lay expliquer rek da ngeen ma laaj. waaw c'est-à-dire que ci biir artistes yi nii Mauritanie am na ki nga xam ne du ma wax tur. ki nga xamante ni sama album man. sama album man ki nga xamante ni man woo na ma ñëw ma bàyyi sama lépp ma ñëw. ma participer si album ma jël taxi sama xaalis ma ñëw ma biir studio ma def ay affaire non damay expliquer parce que loolu man xam naa daan ma ko laaj fan dinaa wax man ba ma sama album déglu du ma wax ay tour mais ba ma ñëwee man sama album man bii may def nii envoyé naa sama son ma gis ni def ko négliger c'est pas bien mu négliger sama son c'est-à-dire que man daal man. dafa teg boppam sa kaw quoi. non pas teg man. non moom non kaay ma xam man personnellement ma wax la. man bu fekkee ay déglu rek waxuma yow moom. moo teg boppam sa kaw. non nit bu nekk la mun na jël mu kii mais man kenn ko sama kaw man yàlla rek moo nekk sama kaw. ak sama yaay ak sama papa ñu mu lay gis nii sama kaw. yow des yëpp ñeneen ñëpp ci rek respect rek laay. léegi ñu moytu donc les amis hypocrites mooy ñu la gën a jege yaakaar ni say xarit la. te bëgg la lu baax waaye effectivement. on passe. J'ai une petite question pour toi. Si les habitants de Bamako sont appelés les Bamakois, alors comment sont appelés les habitants de Niamey? C'est les Niamakou. Vite fait par. J'ai une petite question pour toi. Si les habitants de Bamako sont appelés les Bamakois, alors comment sont appelés les habitants de Niamey? C'est les Niamakou. les habitants de Niamey. ah ça yaa dama bëgg ñu def vidéo ma tey ñu may dugal statut. Comment on appelle les habitants de Niamey? xaw ma man kenn ma statut man. En tout cas kii nee na les Niamakois. waaw donc on passe à l'élément suivant. La dernière. xoolal bi. Esse dengue não tem juiz. Limite mesmo argent. E a l'argent mesmo. L'argent mesmo. Téléphone allez. ci problème bi. lu ma wóor mooy dañ ko tooñ. non dañ ko tooñ. kii dañ tooñ ñii duñ tooñ nag ñii comment il a réagi moom dañ ko tooñ parce que kii bàyyil dara mu set. donc c'est la fin de la rubrique n'est-ce pas? c'est la fin de la rubrique. def dëgg quelques images yi ma doon am ci web bi rek. vouloir partager avec les gens. ñu rees yi xam ci aussi les nouvelles. C'était ça l'objectif. Super, merci beaucoup en tout cas à tous et toutes. Merci beaucoup Petit Mass. Nous allons passer à la régie et puis poursuivre notre programme. di am contentement bu rëy ci Petit Mass et puis di remercier waa Zik Melo di remercier waa Rosso Hël-Gible shakirinkum hatta bogenaaɓe mbeɗa andi onon keppini Petit Mass mo ar Zouératnaaɓe onon keppinimo mo ar Kahidinaaɓe onon keppinimo mo ar donc Sénégal partout la régie on y va. Bon voyage en fait. Merci beaucoup. Tout ce qu'ils t'ont pu faire, c'est te maltraiter. T'as donné ton cœur, mais bon, personne s'en fiche. Personne s'en fiche. Mais l'homme me choix. Mais l'homme me choix. Mais l'homme me choix. Mais l'homme me choix. Ma one let him love it. Mais l'homme me choix. Mais l'homme me choix. Mais l'homme me choix.
Regarde très bien les choses et ne sois pas teubé. Combien de fois on te fait du mal et tu l'as jamais. Tu n'as jamais lâché l'affaire. Maintenant que t'es plus sûr de qui que soit dans cette vie, t'en as marre à la fin. Maintenant que je suis là, t'en fais pas, car je suis venu pour guérir tes blessures. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My choix. And all I wanna love, baby. Do my nyam, baby. Do my lama sa fan. Do my definitely new defon, baby, for new job. Do my fajar, baby. That I do you, yo, baby. That's you doing the real love, epic girl, no stress. Ciao, la dance. Nema, yeah. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. Tout ce que t'en pu faire, c'est te maltraiter. T'as donné ton cœur, mais bon, personne s'en fiche. Personne s'en fiche. Man, come my choix. Now I wanna love, baby. C'est du moignon, baby. Tu m'as dans ma sapelle. Tu m'as devenu baby. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. Yeah, 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 yeah. My love, my choix. Tout ce qu'ils t'ont pu faire, c'est te maltraiter. T'as donné ton cœur, mais bon, personne s'en fiche. Personne s'en fiche. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. Regarde très bien les choses et ne sois pas teubé. Combien de fois on te fait du mal et tu l'as jamais. Tu n'as jamais lâché l'affaire. Maintenant que t'es plus sûr de qui que soit dans cette vie, t'en as marre à la fin. Maintenant que je suis là, t'en fais pas, car je suis venu pour guérir tes blessures. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My love, my choix. My one let him love it. My choix. And all I wanna love, baby. T'es du moignon, baby. Du mal à ma sapin. Du mal definitely new. Original ghetto boss. نقطة ساحرة في راب. بعد الزود. بعد قيمة الحق وطنية الخون احلب لك ما فات بتنات والناس اللي تقول الحق كل النهار لا اسمع واحد مات وعقد فات واللي فات نو مع الاتفاق واللي كذب نجم نخسر من حلم الشاب وحلم فتاة حياة مرآة واللي
الوقت فات عساك في الدنيا تخمم متعدل عمل فيك على الناس تخلصولك عقب الواد امك ما فهم اما الليله وعد حد يسهر على مولك ناس مرواق يجيب خانيس كلها يبقي لا راسه في الخاسر يتقاصوا والساولة دم يرقاش بسيط وضعيف يلتعصوا عندي واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانه جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح فيك بالسترا عندي منين واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانه جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح خيمة الحق موريتاني خو ما يواقف على السب عندك فضا عندك الو يعملك اعمى تستهدى موريتاني بيزنس لا اللي بايع ولا شاري واحدين السكنس واحدين بات يبط شوف المصاري واحدين في نعمة واحدين بات كلهم ساري وقت والله ما عندك صحابك بابا كلهم عليك فاري وانا عم داري انت المرق الدنيا والله مالي داري الحق سوالي مسكت عنه ماني ولا يكتني يجيني على لساني عندي منين واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانه جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح فيك بالسترا يبقى يشوفونا لا تعليمات وكنا بالشارع يتكا يبقى ملكونا وحوار الوالدين كنا قدام ديار ونكبكا la talbot saga. On n'est pas content, on a perdu beaucoup de temps ici. Y'a trop d'injustice. ضروني نمشي طريقهم وانا ما مارق فيا السمعة الوقت مشى الصيف عاد قاعد نبكي دمعة ورا دمعة طلعنا في حياتنا عرفوا ما غادي في الكلام اللي تقولوا ما تمرقد يقنعني نمشي بالسولو كاملين تسولو ماتنا كلهم قدام فم بقى لي الخد بيع كسكس نعسانة ومخلي وراها شي من تركالي كلهم الشف نعسانة مسكين الوادي الخو ما جاي هرقال من متمونكة بيض اللي مخلي وراها بالبراك لا تشوفوا علينا شربنا كمينة عندنا السراج عندي منين واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانه جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح فيك بالسترا عندي منين واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانه جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح فيك بالسترا Retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, dans votre émission Watani Hebdo, où cette fois nous sommes en compagnie de G-Boss. Comment tu vas? C'est un big boss. J'ai Khabd Vestou, Khabd Basaratou. C'est un big boss, quoi. C'est le boss du Gero. G-Boss, salam alaikum. Yak al-khair. Mouavi. Choumassine, la musique, la famille, les amis. Quel Arafat, choumassine Ouma. Mashallah alayhim. وخيرت مرحبا. Alors, G-Boss qui est en compagnie aussi de son manager sur ce plateau, Raïna Mselmen Alik. مرحبا بك وخيرت ورحبوا بك في هذه الحلقة. Donc, bienvenue, welcome. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, G-Boss, من هو G-Boss؟ أنت بديت الموسيقى. G-Boss بديت الموسيقى من 2010. بيلي رحت فيه شنقالوا توعية للشباب الموريتاني. بيلي شفت فيه عن 2011 ها؟ 2010 اوكي والله بيلي شفت عن خالي ياسر الشباب اللي راقد كوم سا شوي اوكي شفت عن ياسر الشباب اللي راقد اللي باصل في شاب كيفتو ايوه ودقاري واعي وفاهم وشاف ياسر فهمت يفهم له يسبل له الطريق ذاك المال اخطاء اللي وقعنا نحن فيهم وقعوا فيهم الاجيال اللي سابقنا نوقعوا نحن فيهم فهمت بذاك المجال عاد لابد واحد من يمرق وتعنافق عنهم فهمت يتكلم عنهم ويستهجيهم وينعت لهم اللي مو فاهمين واللي هو شاف ياسم الجزائر قدامه لا يلطو يقبل. بريمير فيديو que طرحناه لا سيمين باسي كان يتكلم عن كوفيد 19 alors هاي المره جبت لنا فيديو طاريه سي لا بريمير فوا كي ينطرح من لي في التلفزيون والله بين بابزو وانت دونك لو تيتر لا فيديو شنو هي؟ قالوا خيمه الحق. خيمه الحق والله وخيمه الحق اسكو عاد خالق هو اللي بينا نحن نروق نبنوها بينا اللي شفنا عنها ما بعد بتنات اسكو فهمت الكايزه مو موافي نورمال لابد من كاتبونهم
يوقفوا ويترك لهم من زروف يعني ركائز الخيمه يوقفوا نورمال. فهمت؟ والشخص الاول منهم الشعب يتصافى بيناتهم، يكي الركيزه الاولى. والركيزه الثانيه الشباب، لان الخير كله في الشباب والشر كله في الشباب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فهمت؟ والركيزه الثالثه اللي هي ذي اللي فوق الشعب، اللي هو بالمولانا قال لك اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم، معناها اولي الامر يعطهم اللي يطرح البال، اللي هو الركيزه قال الفوقانيه والاساسيه. فهمت؟ والركيزه الرابعه الاهالي مولي كلهم يحترم مواهب اولاده ويعاونهم ويفاصلوا ما يجيهم في ياسر. اذا ما قد بقى يعطيهم والله مو عنده يعطيهم فياك لما يعدلوا لير بروجي. فهمت؟ يعاونهم بقى بالكوراج زين ولي العدد زين كذا. ما شاء الله هاي لي تيتر في بالو، هاي لي تيتر ما شاء الله سي تري بيان في. لا فيديو مولي سي تري 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 بيان في. الوغ بروجيات شنو هما؟ تي بروجي؟ انا عندي الحمد لله بوكو دي بروجي. عندي مولي ميكس تيب قالوا نيو جينيريشن، جيل جديد. فهمت؟ هو اللي راني راك حالا متبارك معاه نعدلو. فهمت؟ باك ما بتعدل فيديو بروجي مازال خاصني لا شوي مو ياسر راني مولي متبارك معاه اتوت لي فاسون. فهمت؟ يتكلم عن ذا الجيل وتوعيته ذا اللي يلا يعدل ذاك ما يوقع في الاخطاء اللي وقع فيها الاجيال اللي سابقوا. والله هو التيتر ده مو ميكس تيب. سوبر سوبر. الوغ الان مشاهدينا اللي نخليكم مع جيبوس اللي يعدل لكم فري ستايل ou bien un rap en live et nous allons demander à la régie de lui donner l'instru et retour sur ce plateau dans quelques instants. Cheikhna, si c'est bon, tu nous balances l'instru. Lego. انا جي امبوسيون. Lego. دوما يحسوني ماني قصام بلم، يوم يكتلوني يقلعوني من جنب، وانا مفرحني كل مكان خشيته مولا فم، ملي لا رزق يكون ما يخممني المارجن، كل انسان من يكبر يحلم عني يعود باترون، لا تقسم على راسك كثر التخمام ترد الجنون، لابد تقرا فيك ان يكون تخطيط الزمن براسك مفهوم، لا تقبل الزمن يغرك بعد الوقوت اقلل القرون. مشي بالشهر لنفخ لك جيل تخمم ماما والمستقبل، الوقت تبيع وتشري نفسك امانه من عند مولانا والمكري مشري، والمكم يبقى يستراح قول له يقدم شي عنصري نفسيون اخي على بوش عنصري نفسيون اخي على بوش، مره ناكلو حلال ومره ناكلو قوش الابتسامة على وجوهنا أقوى معناها يسوى ما عندنا السبة، ما لنا عايشين لحد يرخو عايشين في كذبة، واللي ما هو بليل ما تقولوا العزة والشيطان عدو الإنسان يزيدوا لا برخصة، اللي ما هو بليل نحن بلا فيه الرزق عند المولى وحده هو اللي يعطيه، وانا ذا اللي حنجي للمولى طلبتولو طلبوا تجد يعطيك اخر يا خير السهرة على مولو، سخ الدنيا ما فيه اللي توفي من الموت، او على شعلي هاشبرا تحت خوب والزمن مدرسة دور تقرق بين صديقك وحدوك، لا تكذب عود راجل خلي عندك حنوك طب ساخن فراك مع السي هاشبرا والله اوريجينال جيرو بوست. C'est un instant Jibos en direct sur la Watania TV dans l'émission Watania Hebdo. اسمعناك تقول السورية تاكل قوش ها هو ياسر الناس ياكلوا قوش. ما شفت بداية برنامج كنا نتكلموا عنه ياسر من الناس ياكلوا قوش. خلوا عندكم القوش خلوا عندكم القوش حد يشتغل بالحال عندك خلاصك لا 50 اوكلوا عدل الميزانية وتوف تخلص 20 وقية عدل الميزانية إلى 20 5 قايس هذا وخمسة قايس هذا وخمسة قايس هذا وبالتالي تعود عاد عندك باش تعدل ياسر بديك ال 20. هاي فيديو اللي تعدلوا هاي صون اللي غنيت اللي تعدل الفيديو شاك جور انت مطرحه ان شاء الله ان شاء الله باسكو الناس هون ياسر ياكل لا قوش حد انت عندك 50 50 كافيك يقل هامك تاكل 200 لا بد هذيك ال 50 اللي عندك تعدل لها ميزانيه كيف كل دي 50 قايسه كذا ودي ريزيرف للطب ودي ريزيرف اللي عليه جو الخطاره ودي ريزيرف مو انك الا مشيت ليله تامه جبرت 5000 وقيه تعدل عشاء 5000
وانت دائما اللي تمشي تلود نفس ال 5000 وتعدل مولي 5000 دائما طاح لك ريقاج ال 5000 اللي تمشي تجبر اللي هي كل نهار مع السيري اللي تجيرها في الدواء ريقاجك والله خاطر جاك والله اللي تجيرها في مارجنك توكلها والله معناك لابد كل شيء لابد من التسيير. L'organisation. L'organisation, merci. En tout cas, merci beaucoup Djibos, artiste muhtaram, respectueux et puis masgoul. Donc franchement parler مولانا يفتح لك الطريق ان شاء الله ولا ماما من اللي راينا طالبين والله الدعاء ان شاء الله ياسمين دعاء وانا والدتي موجوعه دونك الله طالبين له الشفاء ان شاء الله ان شاء الله مولانا يشفيه ان شاء الله يشفيه ويشفي جميع المسلمين ان شاء الله تعالى ان شاء الله. وانا هون نختار نسلم على والدتي نختار نسلم على والدتي لفترة فيا ياسر وعدلت لي ياسر ماشي كاع حتى ذي المقابله وذا فرني نقولوا فيه دوري فراغ لو طون سي فري فهمت بيلو ياسر ماشي فترة فيا ياسر ميرسي ان توكا وازلت عن ياسر من الناس وخلى الشباب وخاصه الشباب ذاك توقفني انا وانا باقي فيا ياسر من مش يقولوا نسموهم يقولوا الموريتانيين المراه ما تربي تعرف المراه هي لا يسكتوا لا تبكي يسكتوا لا تبكي non ça me fait si mal parce que ma maman je sais qu'elle a fatigué trop sur moi ما انت وحدك فترتني فيها كنت عند الراجل وانا دائما نسمع شو من اللي جاي يقول لك المراه ما تربي انا اللي واقف قدامك قلت اني محترم واني بريزونتابل انا مربيتني امراه وانا من خاصة الشباب فياك انه توقف راجل وقفت راجل في كل بلاصه ما يخلي يكون وراه شيء زين والدتي الرجال اللي يعدلوا واحد هي جيت تعدل 10 Donc, toutes nos mamans, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, Djibos, il est يجينا شهر الإذاعة 100.5 لندي إن شاء الله تعالى مباشر في البرنامج انزكشن ماتينال. هو اللي كنت نقول لكم قبيل جيبوس أنه معاونا حتى صرت في هذه الحلقة اليوم. Donc, مولانا يفتح لك الطريق إن شاء الله تعالى. Merci beaucoup en tout cas, merci au manager. La vidéo, on va continuer à travailler sur ça. Merci d'être passé sur le plateau. Passez-nous la vidéo, juste un petit extrait pour ensuite passer et remercier nos partenaires tels que Pâté Shop et autres. Merci beaucoup, guys. Merci. Jadif. Merci beaucoup. اوريجينال جيرو بوس نقطة ساخنة في راب بعد الزود بعد خيمة الحق وطنية الخون احلب لك ما فات فتنات والناس اللي تقول الحق كل النهار نسمع واحد مات وقت فات واللي فات نو مع الاتفاق واللي كذبنا جبنا خسر من حلم الشاب وحلم فتاة حياة مرآة والوقت فات عساك في الدنيا تخمم متعدل عمل فيك على الناس تخلصولك عقب الواد امك ما فهم امل ليله وعد حد يسهر على مولك ناس مرواق يجيب خانيس كلها يبقي لا راسه في الخاسر يتقاصوا والساولة دم يرقاش بسيط وضعيف يلتعصوا كراسه واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانة جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح فيك بالستراح عند منين واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانة جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح خيمة الحق موريتاني خو ما يواقف على السب عندك فضا عندك الو يعملك اعمى تستهدى موريتاني بيزنس لا اللي بايع ولا شاري واحدين السكنس واحدين بات يبط شوف المصاري واحدين في نعمة واحدين بات كلهم ساري وقت والله ما عندك صحابك بابا كلهم عليك فاري وانا عم داري انت المرق الدنيا والله مالي داري الحق سوالي مسكت عنه ماني ولا يكتني يجيني على لساني عند منين واصبح بل ما يرتاح نفسي مليانة جراح صباح مفتاح نشتاق له نتعب وما كامله كفاح فيك بالستراح يبقى يشوفونا لا تعليمات وكلنا بالشارع يتكا يبقى ملكونا وحوار الوالدين كلنا قدام ديار ويكبكا On n'est pas content.
Alors, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de Watani Hebdo et de la Watani TV. Permettez-moi de remercier nos partenaires tels que Pathé, Pathé Shop. Nous sommes de sant bu baax a baax. Alors, Pathé, comme vous pouvez voir à travers ces images que vous allez voir sur cet écran, Mohamed, même photo Pathé, s'il te plaît. Ma wan ko gay. Qui moi Pathé? Kanko dido chemisaji kanko ye dum munto Carrefour MC de Nord. Numéro de téléphone mako 44 49 49 09 44 49 49 09. Donc il est précisément au Carrefour MC de Nord, Arafat. Donc contactez-le pour vos chemises, vos pantalons ou bien vos shopping quoi, tout ce que vous voulez. Vous contactez notre département Wadon Mandum, Raïhou FM Carrefour MC de Nord, Rakmu 44 49 49 Sifar Tis'a. Merci Pathé Shop. Alors à présent nous allons parler de... Excusez-moi, si vous le permettez, nous allons parler à présent, cette fois, nous allons parler de Esprit. Esprit, excusez-moi. Alors, Esprit qui a une reconnaissance académique. Alors, comme vous pouvez le voir, Esprit, École supérieure professionnelle et interdisciplinaire. Alors, l'école supérieure professionnelle et interdisciplinaire Esprit est une université privée, ici même à Nouakchott. Alors, ils ont mis en place un tarif social et solidaire afin de soulager les parents des charges financières liées à la formation. Leurs diplômes sont reconnus et contrôlés par le ministère. Alors, Esprit, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une école supérieure professionnelle et interdisciplinaire. Ils ont l'excellence pédagogique, le suivi individualisé, l'ouverture à l'international. Et ça, ce sont les avantages chez Esprit. Leurs partenaires, c'est la Tunisie, la France et le Canada. Pour plus d'informations, allez sur leur web www.espritmr.com ou par mail contact@espritmr.com ou au numéro suivant 49 72 83 96 ou au 27 57 03 69 Esprit Villa numéro 452 route de Nouadhibou Tavraziana, Carrefour Big Market Nouakchott, Mauritanie. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous remercions en tout cas ces partenaires. Nous remercions aussi NKC Kebab, nous remercions Frites and Burger qui aussi nous accompagnent à travers ce numéro de Watani Hebdo sur la Watani TV. Voici 12 Magadan et retour sur ce plateau pour passer à la rubrique d'information. mangi da nga doon laajte mangi dama mën a rap wala dama bari jàmm xamatuma sax li ma doon léegi da nga mën a jënd kaay fay ma duma artiste xayma toppal chaîne am fay ma ñoom ñëpp ñoo yam xam sa fay mag mangi dama mën a rap wala dama bari jàmm xamatuma sax li ma doon léegi mangi bëggatuma dégg sa baat te duma wax waxaat te di nga teg sa gaat no pil man may def defaat te di nga teg sa gaat te duma jóge ci game bi def diif mënuloo ma dara yàlla rek a mun a xañe fu mu nekk dama pare ma la gën a ñama xare dafa guma dara li ma denc ak bari man may dig def gaaf fii lu fi ne da ngay ree ba tas bëgg lu yam ba ñame toog di xaar man ma romb leen ak ay level daa ma biisi dafa am ñu may xaar fokk ma fay si mer barom ci ma doon yaram doy na ma sëriñ chaque jour ji ma ñaanal fokk yéen ñëpp dama tul ci wax dama leen dara bëggu ñe di wil duñu benn nigga duñu wuute yoon coow li def dara moo ko gën toog ci son bi di ci def lu la yéem bu la méttee na nga jéem dama leen yàgg yéem fu ma jaar ku fa jaar di nga tax a ban di nga daw ba sonn mar wuuti ndox mangi da nga doon laajte mangi dama mën a rap wala dama bari jàpp xamatuma sax li ma doon léegi da nga mën a jënd kaay fay ma duma artiste xayma toppal chaîne am fay ma ñoom ñëpp ñoo yam xam sa fay mag mangi dama mën a rap wala dama bari jàpp xamatuma sax li ma doon léegi mangi winama ala ko donki wadde kalkami waɗanmi yiɗa hannam ko jiɗa bono wala jam rap wala game fof mbeɗa jogui niga par sara jang opo yaɓe kal mbeɗa waɗa eɓe ji sino haala ene wara taw hew ma yi wona mino maɓe mbeɗa waɗa keɓe donki ɗo gole ene ceer niga wat nandin xamna kima ɗon jarul nga may wax mën naa lépp yagana ci bro xamme wama laajtal ñoom ñëpp dobi du fen lu munul nga jem
Nobody can stop me, damay jël lépp. Tous one T phénoménal, no. Sama njëriñ jàmm yëpp mbaram, no. Sama mbedd wala kebe mbawa, no. Saguma bi wana kine wana, no. Chaque jour mbedd level, yes. Rap rim horo 12 ala, yes. Ñana foofu mbedd ligo kala sonko it. Eb njëriñ yëmu bees dum don ki mi. I'm a real number one, damay waxati jëf kef lu ñëpp di coow tegal si daaw ni mood. Head to down, I'm from the hood. Nit ki dala buy job nay cool. Ñaan ci yàlla building bañ a sol. Nega dëkk ci seetu lu yàgg dina dig. Mangi. Danga doon laajte mangi. Dama mën rap wala dama bëri jàpp xamatuma sax li ma doon léegi. Danga mën jënd kay fay ma. Duma aar ci suuf xayma. Toppal chaîne am fay ma. Ñoom ñëpp ñoo yam xam sa fay mag. Mangi. Dama mën rap wala dama bëri jàpp xamatuma sax li ma doon léegi. Mangi. Alors, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la Watania TV. Nous bouclons Idriss Ndiaye, on a comme ça vini. Qui a affaire ou qui le nek quoi, ay NKC, ay KFC, non. Mais je ne sais pas, nous avons le job, nous avons le job. Job, graoul, métoul. Alors, à présent, nous allons boucler par la rubrique d'information. Au-delà du fleuve, le football, on en sait davantage sur les raisons du déplacement du ministre sénégalais des Sports, Matar Ba en Mauritanie, alors qui était de passage ici même à Nouakchott ce jeudi 28 janvier 2021. Le ministre sénégalais des Sports était venu rencontrer Ahmed Yahya, candidat évidemment à la présidence de la CAF. Il était accompagné du double ballon d'or. Alors, il était accompagné du ballon d'or africain El Hadji Diouf et du deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football FSF, Abdoulaye Sow, également ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement. Selon l'APS, l'agence de presse sénégalaise, qui cite le ministre sénégalais de Sport, Dakar et Nouakchott se sont mis d'accord sur le soutien des deux pays au candidat qui sera le mieux placé en cas de deuxième tour à l'élection du président de la Confédération africaine de football. Et puis cette fois, nous allons parler des préparations du stade municipal, les préparatifs du stade municipal de Nouadhibou, début de l'installation des surfaces synthétiques au stade municipal de Nouadhibou. La ville de Nouadhibou va abriter les rencontres de la poule C de la CAN U20 14 février et 6 mars 2021. Donc cette fois, bon, nous avons un classement, comme ça, je vais lire le côté des spectateurs. Comme on est indéqué, jox ñu calendrier bi voilà calendrier baa ngi noonu Mauritanie Ouganda Cameroun Mozambique Burkina Faso Namibie Tunisie Centrafrique Ghana Gambie Tanzanie Maroc. Donc loolu mooy calendrier déjà disponible et puis nous remercions aussi la FFRIM et nous invitons Ahmed Yahya. Tout celui qui nous entend à travers cette émission, nous invitons Ahmed Yahya, nous l'invitons personnellement à venir participer dans Watani Hebdo. On se rappelle lors du Téléthon, dans une chaîne de la place qui a été faite en faveur des forces armées et de sécurité. Il y avait DJ Paco, mon frère et moi. Donc sur ce plateau, on a lancé un appel et il est venu, il a répondu à notre appel. Et cette fois, nous lançons un appel. Brahim Saoudien, si tu peux nous aider à ce qu'il ait ce message, le président de la Fédération de football Mauritanie, Ahmed Yahya, nous l'invitons à venir nous rejoindre. Et s'il peut même passer sur ce plateau, nous avons une communication mais grave. En tout cas, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne de télévision Al Watania. Et merci aux fidèles téléspectateurs de Watani Hebdo. Idriss Ndiaye, nous te remercions infiniment. Merci beaucoup KFC. Régie, Bolen Moussé, ñaari publicité NKC la ñu war a tëjee quoi. Après une vidéo. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci beaucoup au directeur de la Watania TV, Cheikh Nadi Bambay. Li mom suma ko faté won du baax may ma jël information bi. Alors il s'agit bien évidemment de notre structure Roissy Events. Roissy Events pour vos flyers
affiche, montage vidéo, conception logo, communication digitale. Roissy Events est à votre disposition. Contactez-le au 48 19 65 75. Ou bien, si vous nous suivez à l'international, vous faites le 00 222 48 19 65 75 qui est notre partenaire Roissy Events. Alors, pour vos flyers, affiches, montage vidéo, conception logo, communication digitale, Roissy Events est à votre disposition. Merci à tous et toutes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci beaucoup, Pathé. Merci à tous et toutes. Ciao. Yeah, we talking about a game full of joy and challenge. ليبدأ اللعب شوف روح المرابط إليني صف الحكم ننسى وحجم الخصم فارقنا يتقدم والعالم عنه يتكلم قولوا 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 معايا عنه الفوق وعلى ورايا علي عليك شيلوا برايا فوز اليوم هو الغاية إليني صف الحكم ننسى وحجم الخصم فارقنا يتقدم عشان نتابع حني هدف الفوز احنا قلب واحد مع المرابطون اسمع بصوتي الفوق شجعهم اليوم نغني ونقول مرابطون عليه مرابطون عليه يا علي عليه يا علي عليه مرابطون عليه مرابطون عليه يا علي عليه يا علي عليه مرابطون عليه La Mauritanie, ramène ton équipe, ramène ton pays. On va les Fimbo, 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 Fimbo. Y'a rien de chitari. Tu marques le but et nous on égalise. Terrain est quadrillé, on le balise. On te fait chuter comme le Titanic. Mauritanie au sommet de l'élite. الشاشة نتابع نحني هدف الفوز نحن قلب واحد مع المرابطون اسمع بصوت الفوق شجعهم اليوم نغني ونقول مرابطون عليه مرابطون عليه يا علي عليه يا علي عليه مرابطون عليه مرابطون عليه يا علي عليه يا علي عليه مرابطون عليه نجمة تضوي بعيد في سمانة في العالم يشرفون
نتابع حاني هدف نفوز نحن قلب واحد معلم ورابطون نسمعها بصوت الفوق شجعهم اليوم نغني ونقول مرابطون عليه مرابطون عليه 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 مرابطون عليه مرابطون عليه